jaajëfatee sama gars yi Mr Shake la depuis Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw dafa leen benn vidéo dañu yeewu am tiis naqar xol bu metti ngir président Ousmane Sonko ba léegi mënul jot ci passeport am Ousmane Sonko mënul jot ci passeport am yemuñu foofu ñu am benn naqar mooy ne Matam dafa am benn waaw Pastef boo xam ne dafa wor patriote yi waaw war a bind ay nit yu bëri ngir élection yi waaj a am maire waaye nit kooku dafa daw dem làqatu ji ba léegi am na nu muy demee région de Matam yëpp département de Matam ndeysaan patriote yi du ñu am sax ku leen représenté mais balaa ñuy wax ci loolu nañu wax ci président Ousmane Sonko bi ñu gis ne dafa bëggoon ñu jox ko passeport am ñu ne ko duñ la jox le procureur Bassirou Gueye a opposé un niet catégorique et le juge aussi Abdoulaye Thioune a refusé de lever le contrôle judiciaire et de rendre à Ousmane Sonko son passeport diplomatique. Kon Ousmane Sonko mënul dem mënul ñëw mënul génn Sénégal tey maara day taali bu ko feebar bu metti daloon mu war a génn Sénégal du mën a dem faju ji dañuy joxe rek misaal lii nag dafa doy waar ajuma bu mu mujj ci weer bi Ousmane Sonko dafay dem mu bindu mu xaatim ngir wane ne moom mi ngi Sénégal boobu ba léegi depuis le 9 côté mars ba léegi Ousmane Sonko mënul dem mënul ñëw lii dafa ñaaw mel ne Macky Sall moo ñu ëpp doole mel ne juge Thioune moo ñu ëpp doole mel ne Bassirou Gueye moo ñu ëpp doole Ousmane Sonko nag ñun bu ñu sañoon dafa naan dematuma signé wu ma tey signé wu ma suba ba xam lan moo ko ci fekk Ousmane Sonko bi nga xam ne dundam dafa nekk ci xottu gerte ndax fi mu nekk fan yi gis nañ Doudou Ka li mu def Casamance ñaari yoon gis nañu accident yi nga xam ne jot naa am ba ñetti nit faatu ci am ñoo xam ne sax dañ cey gaañu kon Ousmane Sonko di jóg weer bu nekk dem di xaatim buy dem xam naa dina am ay garde corps dëgg la waaye gis nga nguur bu la bëggee faagaagal mën na la faagaagal ci anam yu bëri am na ñoo xam ne ñu ngi naan avion Ousmane Sonko bi Macky Sall mën na ko sax daaneel Air Sénégal bi muy dugg wala xaw ma ban avion lay dugg mën nañ ko daaneel man sax du ma egg foofu ndax dégg naa Kay Sof l'a dit Akhenaton je viens de l'écouter ce matin il nous dit que Macky Sall est capable de faire exploser l'avion de Sonko pour tout simplement se débarrasser de lui. Moi, je ne pense pas que Macky Sall soit aussi fou. Macky Sall doful ba naan day daaneel avion. ñoom bu ñuy rey Sonko duñ ko rey ci ay daaneel avion buñ koy rey dañ koy empoisonné loolu yomb na nga nekk ci biir aéroport nga nekk ci biir avion yow kese comme man la sax def naa ci vidéo man ba ma déggee ñu ne Ousmane Sonko il voyage seul là. Je suis tombé bouche bée tombé de nu mënuma comprendre Ousmane Sonko moom kese dugg ci avion Air Sénégal foofu sa xam naa ne bu duggee ci avion bi moom buñ ko joxee lekk du lekk buñ ko joxee naan du naan parce que wóoluwu leen waaye du yem foofu Ousmane Sonko waxtu bi ngay tukki pour egg Dakar waxtu boobu nit mën na la romb jël dara sotti ko sa bopp mën na doon poudre mën na doon lu nekk poison boo xam ne après mën na la rey ndànk-ndànk at wala ñaari at sax comprendre Ousmane Sonko buy dugg ci avion bi dafa war a am ku toog ci kanamam benn garde corps toog ci kanamam am ku toog ci wetam waaw nga xam ne au moins sax ñu ngi gis li nit ñi mën li ko nit war a mën a def waaye Ousmane Sonko moom kese ci avion wóorul léegi nag buy dem di signer tamit na def très attention buy dem di signer na def très attention mais de toute façon ñun bu ñu sañoon Ousmane Sonko day arrêté signer mais comme moom bind na juge bi wax ko
wax ko dañoo bëgg ngeen atte ñu wala boog ngeen jox ñu suñu passeport wax jooju defe naa wax ju yeenu maanaam la mais ils ont peur n'est-ce pas de convoquer Adji Sarr et Ousmane Sonko pour un procès pour la bonne et simple raison que s'ils le font le pays va être en ébullition encore une fois parce que les Pastefois, les membres du Pastef, la jeunesse sénégalaise, la population sénégalaise va encore une fois s'indigner du complot. Beaucoup disent que c'est un complot et c'est sûr que c'est un complot. Et ils vont se ruer vers le tribunal et ça peut mener à des troubles, même à la deuxième vague dont on fait allusion chaque fois. Macky Sall lettul Ousmane Sonko firiwul Ousmane Sonko dafa ne woon boo leen xaaree ba élection yi di waaj a jot ngeen da ngeen may woo tribunal duma dem parce que dama war a dem defi campagne te man gëm naa ni sax ñemewuñ ko woo ndax Adji Sarr nga woo ko mooy dëkk bi tàkk na waaye léegi bëgguloo woo Adji Sarr mi fi waxoon dafa biir dem ba ci biir ñëpp xam nañ ne xale bi biirul maître El Hadj Diouf ci boppam génn ne xale bi biirul kon foofu ay fen yu tooy xep ñoom xam nañ ne Adji Sarr du li muy wax yëpp dara amu ci moo taxoon ministre de la justice génn wax li muy wax ne Ousmane Sonko on ne peut pas le mettre sous mandat de dépôt parce que amuñu ay preuves ci moom est-ce que yaa may dégg léegi nag lépp ci Ousmane Sonko la rek bu bëggee passeport am dina ko jot Ousmane Sonko bu bëggee passeport am dina ko jot waaw mais bu fekkee ne dafay toog di bind Bassirou Gueye mel ne mooy patron juge Thioune mel ne moom mooy patron alors que xam nañ ni fi mu nekk Sonko mooy seen patron ndax ñemewu leen ko woo dafa jot Ousmane Sonko dem wax nit ñi ñu génn ñu defal ko marche bu ko jaree ñu delloo ko passeport am loolu dafa jot waaw léegi loolu wax nañ ci ba pare nañu wax ci élection yi dañuy yeewu dégg benn affaire boo xam ne vraiment daf ñoo metti nit koo xam ne dafa mel ne Farba Ngom moo ko jënd mais ñun ban Sénégal lañ nekk ba léegi benn nit rek war na mën a yàqal Yewwi Askan bi ndax koo xam ne dañ ko wóolu woon ngir mu jël liste Yewwi Askan bi dugal ko ngir Matam ñu am fa maire yeneen gox yi ñu am fa ay maire nit kooku del këyit yi yàqate ko lépp la yàqate ba fi mu nekk nii élection Matam waa Yewwi Askan ndaruñ ci bokk léegi ni ñu bëgg xam moo ndax waa population li ñu bëgg xam mooy ndax waa Matam ñoom loolu dañ koy nangu est-ce que ñoom dañuy nangu ñu ne leen doo leen votel seen candidat waa Pastef ana waa Fouta Tampi seen wax ju bëri ji yëpp est-ce que dinañu nangu ñoom ñu jóg ne dañuy votel Pastef dañuy votel Yewwi Askan bi ñu ne leen doo leen ko fi votel waa ji yëfu jaam la def vrai yëfu jaam xam dégg naa Ngom la sant waa ji ko def te bañ koy wër di ko wër gisuñu ko dafa tey liir naa ñu ne nekkate li ñuy wax yëpp kër Farba Ngom la dem mu làqatu fa mais Farba Ngom lan la est-ce que moom Sénégal ba léegi moom mooy wax waa Fouta kuy bokk ak ku dul bokk préfet bi ñu bind ko ngir joxawaat yeneen nit préfet bi ne non du ko nangu waa léegi ñun dañuy toog Macky Sall di ñu jaay doole Fouta Farba Ngom borom ñaar fukki kër ak juróom-ñaar borom fukki terrain ak benn déclaration de patrimoine 25 milliards nit koo xam ne tekki woon dara fii Macky Sall jël nguur gi ci juróom-ñetti at nga ñëw nga ne léegi am nga ñaar fukki milliards ak juróom yor ay oto yu dul jeex sa doom ñu fekk ko 250 millions yéen a may dégg tey nit kooku moom mooy def li muy def moom la ñu wax ne moom moo dem jël xaalis bu bëri daal di jënd waa Pastef boobu jaam boobu parce que du Fatoumata Fouta Tampi rek mooy jaam boobu jël suñu dossier ba pare mu dem transhumé mu ne léegi bokkatul Pastef bokkatul Yewwi Askan bi léegi moom ci Macky Sall la bokk ñu koy wër mënuñu ko gis nekkate li ñu koy xool yëpp mi ngi kër Farba Ngom mbéju kanam borom moo koy fajal boppam ñun waruñu toog ñu ñuy fekk Casamance di ñu song xam nga Daouda Ka di ñu song ñaari yoon guddi gi ñu yónnee ay Samba Boy ñu dem pour rey Sonko wala rey yaay Sonko wala ay mbokk Sonko ci seen kër tey ñu toog dégg di wax ne préfet bi nee na
duñu bokk ci ay élection Matam Farba Ngom def ay machination mais vraiment lii ñun ban Sénégal lañu nekk waa Fouta da ngeen di toog rek ñu def la li ngeen def léegi maire yëpp nekk ay maire benn bokk yaakaar mais bii lii c'est révoltant man ñun xamuñu lu ñu war a def ñoom Sonko tamit lan la ñuy def dañuy toog rek di seetaan ñoom Khalifa Sall mais gis nga doo toog yenn yi du wax du ko faj waaw wax du ko faj lii affaire sabotage la affaire sàcc la Macky Sall di woote naan dafa bëgg élection nekk élection jàmm tey dégg naa ñu naan dafa woote di wax élection jàmm la bëgg mais nan lañ amee élection jàmm bu fekkee ne waa Yewwi Askan bi dañ ne doo leen bokk Matam sëñ Mountakha dafa ne élection jàmm la bëgg mais nan la ñuy amee élection jàmm bu fekkee waa Yewwi Askan bi dañoo war a am seen candidat Matam ñu xam ne mën nañ leen fa gagné ñoom Macky Sall xam ne mën nañ leen fa gagné ñu ne doo leen ko fi amee mais lii vraiment man xaw ma fan lañ koy waxee quoi waaw de toute façon ñu ngi xool man de mënuma gëm ne waa Pastef du ñu bokk waa Yewwi Askan bi du ñu bokk loolu mënuma ko gëm mais démb moo doon date limite maanaam démb dañuy wax ne ku dugalul dootoo bokk waaye dinañu xool ndax ñoom dinañ dem tribunal wala dinañ def lu ñu war a def mais man daal li may wax mooy ne population Matam bi génn ñu def ay manifestation ba mu sap waa Yewwi Askan bi jàppale leen ci comme ça ñu war a mën a bokk ci ay élections voilà gars yi like leen partagé leen abonné leen Mister Shake la bu ci kanamee loolu yëpp dinañ ci def live bu soobee yàlla gën ci wax koj leen ma côté 6 heures heure Sénégal ñu wax ci actualité bi wax ci passeport Sonko wax ci affaire Matam bi wax ci actualité Sénégal like leen partagé leen abonné leen ba ci kanam merci